Alors le 27 avril c'est une date vraiment inoubliable pour ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck mbokki xaritu internet yu sans limite maa ngi leen di nuyu bu baax a baax tout en disant joyeux anniversaire à Wally Ballago Seck. C'est à ce niveau on est ici au Grand Théâtre, l'esplanade bu Grand Théâtre, on est ici devant la porte et vous voyez l'accueil déjà ñëpp ngi fi ñëpp ngi rang déjà depuis 18h gars yi ñu ngi fi fees dell pour l'anniversaire de Wally Ballago Seck te sans limite tey moo leen fi ñëwal xool lépp lu fi sañse xool lépp lu góor ñi def lu jigéen ñi def mais les artistes les invités dinañ waxtaan ak ñëpp tey dara du leen manqué lépp mën ngeen ko koj ci chaîne YouTube bi di sans limite sn.com sans limite TV et je profite de cette occasion di remercier fans yëpp di remercier ñi nga xam ne ñi ngi ñuy béggee parce que trophée YouTube bi ñu jox yéen a ko moom yéen internautes yi donc du fond du cœur Big Taf mi ngi leen di nuyu bu baax a baax mi ngi leen di sant di leen gërëm gis naa commentaire yëpp tey rek ci événement bi laa leen mënoon jaarale remercier la yéen ñëpp alors gis ngeen voyez là que déjà pleine et vous voyez carrément les personnes sont là ñëw pour anniversaire Wally Ballago Seck tey gis nga ni laa def Bachir da ngay wàcc ba ci suuf jël lépp waaw ma def benn 3 couleurs bu baax rek lépp pour di leen jox le meilleur partager ce moment de bonheur avec vous tey Wally Ballago Seck du yomb. kii mooy directeur bu Grand Théâtre monsieur Kessi Bousso ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. fay naa leen. Wally daal di lay def parrain xaritam nga papam nga di papaay ñëpp waaye ku xam Grand Théâtre ak ni mu toll tey esplanade bi est-ce que en tant que directeur Grand Théâtre gëm nga ni dina fees ni mu war a feesee. bon mais c'est sûr à 100%. ah bon dina même ñu mënul dugg. ci esplanade bi. waaw ça c'est sûr. dina am supposons esplanade bi ñaata personnes parce que fii gëm nañu 1800 la mais supposons boo doon gis esplanade bi dañ ko agencé ñaata personnes la war a mën a jël exactement. je pense mën na fi 8000 personnes. 8000 personnes. waaw mën na te fa gëm nga ni 8000 personnes sa doom ji Wally dina ko feesal. mais oui même 15000 mën na fa dugal. ah bon comme ñun lañ ko jagle incha allah. waaw dina fees. alors Wally choisir la comme parrain naka la def. waaw xam nga d'abord dafa jàpp sama xol dama def fierté la. mais xam nga lu nekk am na fu mu commencé. dama Wally maa ngi ko xam il y a 8 ans 9 ans Bruxelles bi mu fa ñëwee. moom ak papa mi fay joué. man si njaatige yi laa bokkoon je pense que groupe yëpp. presque logé nañ suma kër. donc aussi am na yeneen jàllankoor yu mu fi amoon yu ndaw. mais kooku du ma si passé. mais bi mu ñëw suma rek je pense que c'est très important. comme suma doom la ma jàppale ko. loolu def naa loolu moo tax mais ça m'a touché. alors Wally Ballago Seck aujourd'hui son anniversaire et ku wax Wally Ballago Seck di nga wax Ñaaxarañ moom mooy presse Wally parce que toujours accompagné de Wally pour ses voyages États-Unis ak foo mënti wax mais naka nga def ñaa waaw maa ngi sant bu baax a baax waa Sans Limite na ngeen def. waaw mais est-ce que am naa sañ-sañ wax la joyeux anniversaire. waaw boo nekkee tax boo nee Wally ne ñaa boo nee ñaane Wally kon benn la rek daanaka lundi ak mardi la daal. d'accord tey ngeen jëlaat esplanade bu Grand Théâtre tey muy il paraît c'est la 3e fois alors naka ngeen ko préparé ak état d'esprit fu mu toll. xam nga nag Wally moom fii da koo miin fii terrain la maanaam fii la ñuy recevoir dafa joué ci biir salle bi joué ba xajarul ci biir salle bi ñu ni ko ci biti mu joué fii. léegi lan lañ fi mën a xaar tey comme spectacle comme lu grave. liñ fiy xaar daal mooy surprise rek surprise moom mooy lépp maanaam. xam nga surprise moom loo ci wax rek yàq nga ko moo tax nañ noppi xaar rek surprise daal. alors anniversaire Wally Ballago Seck c'est les Faramareen qui sont vraiment en fête et gis ngeen temps kii mooy def buzz mais buzz am man moom laa pousse dafa am koo xam ne ñëpp dañoo bëgg mu sàcc leen mais plus particulièrement ñenn ñi soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. mais est-ce que xam nga ni góor yu bëri bëgg nga sàcc leen. man nag kii laa sàcc xolam nag. déggu ma man nga war a poser question nga koy poser question. waaw mais Bambal dama lay wax lu leer nag de man. Big Taf nee naa la nga bàyyi jàmm dinañ jote de. mais yow ñaata nit ngay sàcc par jour. bëri na mais man kii rek laa ci xàmme ndax moom rek laa loof. kese. waaw Bambal mi góor la waaye xoolal mi ngi ree yow yow kii dama minimiser da ngay kontaan mais sinon clip bi nice na ñëpp apprécier nañ naka nga def ba gars yi choisir la pour nga tourner clip bi nga xam ne moo di sàcc bu Bambali. merci beaucoup Bambali moom sama gaayin la man ak moom ay waay lañ peut-être gis na ma xam nga sama physique neex ko mu woo ma ne naa ko tourner avec plaisir ma kontaan parce que kii dama ko bëgg sama xol. te xamal dara nag gis nga ni ma sàccee xolam. moom mi noonu la sàccee sama xol. Bambali bu sàccee garaawul am problème bu kenn bëggul nga sàcc ko mais sama frère la sama copain la tey sa mag di fête anniversaire am naka la def. waaw sant yàlla bu baax dañuy nuyu képp ku fi teew nag vraiment di leen wax ne kontaan nañu sax laay wax ndaxte Faramareen ni ñoo xewle et que voilà lii lañ ci jublu woon bégal doomu aadama yi macha allah nag affaire yi jaar na yoon. fii yoo ngi fees dell nara ji yéeg fii. mais Bambali lan moo tax nga ñëw indaale sàcc bi. waaw déggoo ma yow toogal après di xool maa ngi moom ci ko scène bi. non mais dafa nànk bu yéegee dina sàcc ñu bëri ba moom ñu sàcc ko sax. xam nga am na waaju ju indoon machine sàcc yóbbu ko Colobane ñu sàcc ko. bañu ma si dara barke yonent bi maa leen di wax ngeen koy caaxaane Sénégal ak ñëpp laay waxal bañu ma si dara kii mën la sàcc bàyyi leen kook man. mais Penda looy def fii tey. waaw Wally Faramareen bi nag tubaarkàlla macha allah dañuy wax ne lu jëndi ragal géej
Faramareen bi ni ma demee woon Bercy ci moom noonu laa demaatee fii ci moom. ndeysaan. te tey bi ma ñëwee ba fii li ma gis Bercy laa gis. tey kon ñu ngi lay xaar ci kaw. waaw maa ngi yéeg léegi. à tout à l'heure. mais Oumé xam ne saa sañ say gars yi bu ñu xëyee dugal ko. ah gis nga de lu ma ci mën. ah mais mënoo ci dara yow lool mais ki anniversaire sa doom la. magi waali yee. waaw lu ma ci mën. kenn xamu ko. waaw waali buy. waali neexul. dafay dàq neex. tey ana sa copine. sama copine. Gigi mi ngi fi di waaj a bomb. te xam naa ne bu ñu yégee tey dañuy bomb. yam rek saam bomba. wee mu neex Gigi looy bomb. yow chef de yow gi ngi nii. da ngaa bëgg ko la bomb yow. non Gigi man daf may neex nag. mais yéen lu daf may neex. bàyyi ma tuur ko chef de bain bi. ndax tey foog ñu bomb ba mu neex. Gigi ngoog. seede na la lu rafet ci yow. waa kii sama mag la. ndeysaan. kii sama lépp la xam nga lan moo gën a neex. nga am mag bu am jom. dëgg la mag bu ñëpp respecté. ndeysaan. mag bu ñëpp di tiitaroo. ndeysaan. man Oumou Sow damay fier. di affiché wu tout le temps ak moom. donc tey jii soo gisee ma ñëw fi moom moo ko waral. dëgg la parce que ku xam Waly xam nga Oumou Sow. Oumou Sow su nee Waly defal Waly day def su ko nee bàyyil day bàyyi. d'accord voilà. mais mi ngi lay bàyyi nga dem di nga bomb ci kaw. waaw dañuy bomb ci kaw jàppale Faramareen bi rek xale superstar bi laa ko tuddee macha allah. jeex na ko xale boo xam ne bu xewlee capot yëpp génn faras yi génn jamaa yi génn. oto yi di mbëkkante. tey bi nga sañse lan la. bi ma sañse de moom xanaa mag Faramareen rek laa ko tuddee. leen di jaar bu baax a baax toujours dans le cadre de bien faire et dans le cadre d'accompagner Waly Balago Seck toujours da nga fiy gis ñoo xam ne dama leen koy wax gore wuñ ci ni ñuy sañse muy genre Cheikh Sarr yi nii góoru Alima Ndione maa ngi lay jaar. dañuy petit camp rek waaye sant yàlla. nga ne da ngay. dañuy petit camp rek mooy grand camp bu ma fa fekk. non defaguñ grand camp. dañuy petit camp rek. mais yaa ngi am jàmm. bu yàlla dollee ñu jël. alors duñ lay yàgg di gis nag ci nga génn guddi loolu moom ñëpp seedeel nañu la ko. donc li nga xam ne moo di soirée anniversaire Waly Balago Seck. Cheikh Sarr ñu gis ko tey guddi goo xam ne ñu bëri dañuy laaj Cheikh Sarr lu tax du génn guddi tey lu la fi indi. waaw li ma fi indi moo la fi indi fi gaa yëpp nag muy anniversaire Waly Balago Seck. donc ñu fas yéene fête li nga xam ne moom moo di anniversaire am. yàlla dogal mu tombé nag même date bu mu juddoo. donc loolu mu nekk mbég ak bànneex mais ñu gis ci beneen évolution. loolu yëpp dañ ciy sant yàlla bu baax a baax li nga wax dëgg la te pourtant ñu bëri dañoo xamal ne soirée Waly Seck yëpp yi mu def grand théâtre yëpp maa koy présenté mais maag Sénégal yi ñoo koy seetaanandoo waat ci télé bi. da ngay pare ñibbi. bu ma yëgee Waly Seck. waaw dem naa toog ci kanamu télé bi di ko seetaanandoo ak Sénégalais yi. d'accord. ça veut dire que man ju koy kañ laa yor man mënumaa doo yem benn place. man mënumaa xool ba 4 heures du matin damay nelaw. papa kaay ni parce que da nga marié woo yëgaloo ma ko. da ngaa takk jabar yëgaloo ma ko. waaw ci ma jàpp laa ko yëgee. loolu mooy papa. maa ngi leen di nuyu. d'accord papa ku leen da ngay ñëwee nii da ngay ñëw nii papa Cheikh. Cheikh tey dama am lu spécial. tey bu ñu gisee Waly Balago Seck muy joué muy doom ci ñi di rakk ci yow di fan si ñenn di artiste si ñenn ñi ñu gis papa Massamba Penda Seck di légende ci musique sénégalaise di gis suñu papa ji toujours à côté de la famille kon tey mbégte la. papa l'aîné de la famille te gis nga loolu papa li ngay feeñ sax bëriwul te tey nag yàlla lan moo la indi tey loolu laa lay njëkk a laaj. bon li ma indi mooy suñu doom la ñu ñëw rek sargal si ko jàppale si ko ci bésam bi ndax ku ne xam na ne suñu fierté la suñu lépp la ndax doom ju mat doom la doom ju baax ju xam ay waajuram xam àdduna d'une générosité légendaire social bi muy def ci dëkk bi ak li muy def ci doomu aadama yi non yàlla moom lay fay xolam nii gis nga fi yëpp gis nga ni mel àdduna fi tase lii ku ko mën tey dina wax ku mën lii na wax Cheikh Sarr fekke nga lu ne gis nga lu ne dara jaaxalu la tey ji li nga gis fi jaaxalu la waaw xam nga mën na maa bañ a jaaxal ndax ku juddoo ci seen keppaar yaroo ci seen keppaar màggee ci seen keppaar ngeen defar ko ci seen keppaar lii sax tuuti na ci moom waaye lii ci grand théâtre kenn mësu koo gis en toute sincérité. papa ma penna ngoog papa Waly fu mu toog da lay tiitaroo sa doom la yoon la Waly fu mu toog da lay bàkkoo sa doom la war na waaye nit dina am papaam te sax du ko jox cër bi bëriwul ndam mais tey bu ñu gisee sa teewaay tey yaay papaay Bambali yaay papaay Mandiaye yaay papaay Waly tey nga def déplacement ñëw qu'est-ce que ça vous fait exactement papa. waaw mais sant yàlla julli ci Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sant wayjur yi bu baax sant Serigne Touba Khadim Rasoul sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci ñëw suñu doom xewle voilà ñu def ñëw ñaanal ko
assisté ko taxawu ko ci kàttanu yàlla suñu borom. d'accord mais dinañ la gis ci seen papa nga waaye namm nañ la nag de. maa leen raw foofu. waaw mais kenn dinañ la gis tey. léegi incha allah léegi mais album beeg yeneen spectacle yu mag yoo xam ne pourquoi pas Super Mberaay Sorano wala fii wala nga dem pire 1800 places bu Grand Théâtre papa. waaw yooyu incha allah yàlla baax na. mais comme léegi njaboot gi màgg nañu. te ñu ngi ci yoon bi. waaw nañu ràmbal rek. dëgg la amul benn problème. looy dénk Bambaly. waaw ñoom ñëpp laa koy dénk ñoom ñëpp. en commençant par Waale ma Ndiaye ñoom ñëpp rek. nañu góorgóorlu te liggéey. te xam ni doomu jaan la. et voilà. deret moom moo ñuul ñëpp rek. am na loo xam ne si je commence très bien à dem Jimmy. Attends, Jimmy. Attends. Alors, il s'appelle Armel Gabanan. Il a fait featuring avec Wally Ballago Seck. Aujourd'hui, il est là. Vous êtes au Sénégal depuis? Oui, je suis au Sénégal. Je vis au Sénégal maintenant. Ça fait 1 an déjà. Et voilà, j'ai pas hésité à venir soutenir mon frère, quoi. C'est la famille. D'accord. Alors, on a vu un morceau que vous avez fait avec Wally Ballago Seck du nom de... vous avez l'habitude de dire Jimmy, attends. Alors, ce featuring, on a bien apprécié, on a bien vu. Mais pourquoi c'est votre présence aujourd'hui? Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi votre présence aujourd'hui? Je suis là pour l'anniversaire de Wally Seck. D'accord. Voilà, donc il m'a dit qu'il fêtait son anniversaire. Et voilà, j'ai dit je ferai un tour parce que c'est mon frère. Hein. Mine de rien, il fait partie des Sénégalais qui m'ont accueilli avec un bon cœur. Et voilà, je vais lui rendre ça. Tout à l'heure, on va s'amuser tout à l'heure sur scène. Alors, vous allez faire un duo ou bien vous allez jouer playback? Bon, ça dépend parce que moi-même j'ai mon concert à 1h du matin. Donc s'il ne vient pas trop tard, on pourra faire un duo, sinon je ferai le son tout seul. D'accord. Mais quand est-ce qu'on verra un spectacle digne de ce nom d'Armel Gabanan ici au Sénégal? Après le Ramadan. Après le Ramadan. Oui, en juin. Où exactement? Bon, là, la salle n'est pas encore choisie, mais après le Ramadan, Inch'Allah. Wally, sa frère, sa jumeau, sa xarit, sa papa, sa doom, lépp ngeen di woowante seen biir anniversaire am tey ban souvenir nga daan am ci benn spectacle bu njëkk a fekkee bu Wally toujours mu nekk sa xel. waaw tey rek laa ko mën a wax joyeux anniversaire ci kaw seen tey parce que tey lay soog a fêté anniversaire am tey yi ci des yëpp Wally anniversaire jàmbur doon fêté ay 26 ay 29 ay 30 tey lay soog a fêté 27 avril jour anniversaire am datu jàmbur rek la doon jël Wally fêté na ba fêté 1er mai. D'accord. léegi tey moo nekk donc tey moom c'est une première ba pare c'est un jour exceptionnel. tey la juddu tey tombeeg samedi mu fêté tey ñëpp ñëw wuy si ko tey donc vraiment tey moom dañu kontaan quoi dañu kontaan. tey dañu gis benn c'est un lieu de convergence des animateurs. gis nañ la fi Yves gis fi Patros gis fi Cheikh Sarr gis ma fi man Big Taf Kheucha mi ngi fi tey Wally gisoo ni dajale na ñëpp. waaw mais ça se voit que ni Wally c'est un Wally national. c'est un Wally pour tout le Sénégal donc pour ñëpp la te animateurs yi ku ci nekk am nga loo def ci Wally ba tey mu doon lii mu doon tey. c'est man sama première fois ma présenter spectacle. tu as vu ci spectacle Wally donc nag yow da ngay ñëwaat ci man parce que man sama premier spectacle ci moom laa ko présenté. ak Kheucha donc c'est ça quoi donc. mais Wally daal c'est un rassembleur quoi. mais yow ñun jaaxaluñ la ñun man Kheucha waane wuñu. non garaawul l'animateur le plus suivi partout. mais waale la ko wax. mais parce que loolu moo mënoo ubbi école formé ñu man Kheucha. ci la animation man damaa koowata nit ñi di ma suivre yéen da ngeen mën a animer. Kheucha maa ngi lay char. mon très cher maa ngi char rek. ana waa seen bës. waaw ñu ngi fi gars yi ci job bi de. léegi lan moo la créé dem liggéey tey wala ngaa ñëw pour présenter. waaw damay présenter pare xam nga man Kheucha dafa nekk Kheucha Faramaren nekk Kheucha seen bës. donc ñaari pàcc laa daal. te lépp ñëpp lu ne ku nekk ci sa waay wax na ko léegi. d'accord ana reer yi. reer yi doyagul de. bàyyi nga ni ren lay day. non mais après parce que musuma reer tey gëm naa dinañu reerandoo. de toute façon tey bu reer yi doon doy. reer yi daaw yi doy te ba tey ñu ngi reer. c'est un jumeau c'est un frère j'ai l'habitude de voir vos commentaires gars yi tudd ma ci wala sama commentaire gars yi tudd ma ci. c'est vrai du ma sax nañ ma bàyyi xel dañ ko bàyyi xel moom. non yow tu es le meilleur de ta génération. ñun ñu ngi sa ginnaaw. de toute façon. c'est le meilleur. J'en profite pour vous remercier davantage yéen waa Sans Limites gis nañ trophée bi et puis courage ah yow moom xam naa li ci kanam réew li bët benn ñëw 10 ak ñu ngi koy xaar. Wally dajale na ñëpp. mais dañuy gis chaque fois événement Wally da ngay teew lu waral loolu. waaw sama grand frère la. mu nekk nit ku baax si man. nit luñ la xaw ma nu ko olof di waxee luñ la kii rek ngay fay. luñ la ji ngay fay. noonu la demee sama grand bu baax la.
da ngay def tey sa prestation. waaw dama ñëw pour def sama prestation. war ngay def. waaw mais xam nga rek yëngal gësam. lu la neex lu ma neex laay def lu ma sentir rek. lu la sentir mais xam naa ne boo yëg doo sol lii am egg dégg naa Adama. xam nga ma tu me connais très bien. maa ngi nii yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm baax na man la Boga neex jamono doomu ndey Waly Seck Faramareen Pire. nga ne noo tudd. Boga neex jamono doomu ndey Waly Seck Faramareen Pire. d'accord man la kor jànq ji ak jeeg jamaa la xale góor ñi man la ñëpp di wër. yow mi bak sëñ Bamba. Waly sa doom ndey la. Waly sama xarit la sama doom ndey la man Sénégal gu muy li muy rëy ak monde bi moom dong laa am mooy sama musicien mooy sama artiste. dëgg la fii moo fi nekk mooy borom xol or bi ak jamaa bi. d'accord Waly Seck bu bonoon kenn du ko bëgg. waaw yow nga ne yow yaa kan jaaralaat ma foofu. maay Boga neex jamono. capot bi doomu ndey Waly Seck Faramareen bi Pire. kon Waly Ballago Seck toujours buy def événement bi di mel dañ la fay gis Didi Diaw borom bii Didi bëgg nga ii de. waaw mais ñun ñoo bëgg i wala i moomu topp est-ce que du i moomu bëgg. maa du i la topp mais maa ngi lay char. maa ngi lay fay Victor. lan moo waral teewaay bi tey. waaw ñëw participer rek comme artistes yëpp voilà ñëw dooleel suñu grand. voilà ñu def ba mu baax public bi gën a kontaan parce que c'est le Sénégal qui gagne. kañ la ñuy xaaraat album bi. incha allah ñu ngi ci. mais The Best moom laa gis koo xam ne moom day liggéey presse mais day doo presse. The Best lu tax doo wax. non bon dañuy wax si presse yi lañ nekk. donc mais da ngay wax. dañuy wax bon tey nag bis bu mag la bis bu nice la tey ñu indi suñu artiste muy Mandiaye Seck donc label The Best production yëpp taxawu ko indi ko mën a rejouer toj fii. mais coow li bëri woon na temps yi de. waaw bëri woon na mais luy dem mooy am coow lu demul du am coow. mais il est temps ngeen toog waxtaan nag yéen i neen muy Bambaly muy Mandiaye muy yéen. non lépp benn la. loolu léegi joob rek la amatul wax joob rek. joob rek la. maa ngi sant yàlla baax. baa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla baax li nga sant lan la. Vestrat madame Camara. bokk yaay Suka Kayta. madame Kayta moo ko waral. d'accord Juga bi daal tey ba doon tëbb sa tubay ji toj. toj mënut a weesu. ndax yenn saa yi di nga toll fenn sa yaram tàng. su tubay tey ko doo ko tey. dëgg la waaw man dofuma bay dem si ay programme di xoot samay tubay. dëgg la alors tey Waly Ballago Seck moo la invité parce que mos nañ gis sa interview nga ne ku ma invité wul du ma dem. Njaga moom moo invité moo tax ma ñëw. d'accord moo ne la nga ñëw def sa prestation. ana rab yi bàyyi nañ la. loolu mooy da nga am faru rab. jëkkëru rab. non non gennu rab. gennu rab waaw. bàyyi nañ la. ma bàyyi ma furuj ko. dégg mais dégg naa nag gars yi dañu bëgg ngeen def benn yow ak Pawlish benn prestation ci kaw seen. mun naa nekk. Pawlish bi mais war ngeen a def duo. pareegu ma. ndax lan. pareegu ma ma pare daal mooy loolu. ñu ngi lay char. maa ngi lay char Big Taf di la màggal bu baax a baax waaw charé. du ma ñëwaat ci lu weesu parce que weesu na te am na lu gars yi di xaar mais dama bëgg a xam tey lan moo waral sa présence fii ci spectacle Waly Ballago Seck di mbalax man. waaw bon voilà tey suñu présence nekkul lenn lu dul ñëw supporter événement bi nekkul dara lu dul ñëw aussi jàppale suñu grand frère bi nga xamante ni tey am na liggéey bu mu def si mbalax am na liggéey bu mu def si musique sénégalaise ba mu egg ci benn niveau nekk nit boo xamante ni aussi dafa open dafa yaatu que muy mbalax maan muy rappeur muy leneen ak leneen lu ci nekk dañ koy gis mu ciy dugal loxoom bi yàlla defee jàmm ma génn mu yëg ko ak ni mu doon taxaw aussi ci samay circonstances ak ni ma taxaw ci bu baax a baax taxaw na sama problème bu baax a baax bi mu ñu woowee aussi ne bëgg nañu ñëw si anniversaire bi ñun aussi ñu ne pourquoi pas ñëw support ko li yàlla di def mu war a nekk suñ première en fait spectacle suñ premier show depuis la sortie de la prison. mais ngaaka depuis la sortie de la prison dëgër fit weesul nga ne da ngay dem Dakar arène nationale ngaaka nañoo xam te dëgg non loolu dëgër fit la en plus single bu bees bi ñu gis nga ne gém bi ngaaka ko moom lu waral titre boobu. waaw en fait c'est-à-dire yooyu yëpp en fait c'est ay aspect hip hop la quoi quand on dit Ngaaka Blindé dafa nekk artiste boo xam day bëgg di innover à chaque fois di écouter affaire bi si beneen niveau quoi je pense que tey bu ñuy wax quand on parle de la nouvelle génération dama bokk si nit yu ko njëkk a prôné bokk si ñi njëkk a jël grand théâtre bu ñu koy jël dañ ne woon ëpp mënul nekk booy bi dafay xaru ñu jël ko yàlla def si sutura ak li xew nii yëpp bi ñu génnee ñu ne duñu dellu grand théâtre bëgg nañ def lu ko gën a kawe parce que sénégalais yi namm nañ ñu ñun tamit namm nañ leen bëgg nañ def voilà quoi une affaire vraiment innovante bu egg ci beneen niveau ñu ne dañuy jël arène nationale pas pour le hip hop pas non seulement sax pour la musique sénégalaise mais pour toute la population sénégalaise entre guillemets quoi je peux dire parce que bi ngaa ko nekk ci ay circonstances sénégalais yëpp ñoo ko doon xeex donc bu ñu génnee ñu ne en fait dañuy delloo njukkal sénégalais yi ñu def ko arène nationale pour mu nekk un événement vraiment national. gars yi yéeguñ na yaa ngi fi dama naan Bachir na fay lumière yi ngaa ko dugaat ci ruqam sur scène nga defal ñu lu graaw. jaayee Big Taf kontaan naa mais danañ waaj benn affaire ma ak yow. amul ragal pare naa.